juróom-ñeenti waxtu ci rajo Futur Média ñi ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax ànd beeg nun xibaari wolof yi ci yaatal ngeen ci ànd ak Makumba Bey. xaalis bi meerub Ndakaaru Soham Wardini doon laaj gouvernement bi muy contribution économique locale bi Mbaye Dione secrétaire général association des maires nee na buñ jullee ba noppi dina jàppandi te ñoom ñëpp ko yàkkamti jamono ji ñaari junneeg juróomi téeméeri taalibe ki dongo daara xottil nañ leen jëndal leen i dàll ci julli gi ca Tiwaawan ñu taxaw ci ndimbal li nga xam ni moom la maire yi di jagleel ñi nga xam ne sunu borom mënewu leen gan maire yi bu nekk ci fii ci Ndakaaru ak benn bu nekk ci kaw gi ku ci ne li nga génne ci budget waa jandeer yi ñu gasooni forage ci seen tool yi ba noppi ndox ma di leen romb di ñëw Ndakaaru loolee nag dakk na ministre yu ndox mi moo ko wax tey jii forage su ca démb ba la doon inauguré ji Kaffrine Missirah Wadène tonne ak genn wàll ci lu ñu warut a lekk lañ fa jàpp daal di koy lakk Kolda ñu taal fa cigarette walaru fukki million ak juróom-ñaar Gambie doomi Dayda Aidara journaliste ba ñu fa boomoon ni nag àndul ci li ministre de la justice bi wax fan yi ni ñetti jàngaleuse yoo xamante ne nii ña nga fa nag bëgg nañu bàyyi leen te kenn ci ñoom nee na moom bokk na ci ñi faat Dayda Aidara moom sunu ndaw lu bees la fa wuri jàllo ci biir xibaar yi. ñaareelu pàcc bi tàggat yaram tour du web quartier vert bonne santé gan gi Omar Cissé polytechnicien professeur ci wàllu environnement di jàngale ko ca université Senghor ba nekk ca Égypte nekk itam directeur exécutif IAGU ci réew mi nga xam ne nag bëgg nañ mu teqali ko ak mbalit. Makumba Bey. saa si tembe démb ñi ngi leen doon dégtal meerub Ndakaaru muy Soham Wardini muy wax ni nag bëgg na ñu daal di fay lii di sel bi di contribution économique locale bi lompañ lool fi mu ne nii maire yu bëri yàkkamti xaalis boobee waa association des maires du Sénégal seen secrétaire général indi ci ay leeral fi mu jaar ba yegg si fi ak li ci des Mbaye Dione. sel bi nga xam ne mat na téeméeri milliards li ko gàllankooroon mooy assemblée nationale moo waroon adopté projet de loi bi. loolu def nañ ko yóbbu nañ ko président de la république jël na décret d'application bi décret bi signé nañ ko li ci des mooy xanaa bu ñu génnee ci fête bi nga xam ne xam nañ ne ay dépenses yu bari la état bi def ministre des collectivités territoriales dina def engagement bi déposer ko au niveau de la comptabilité publique et de la direction générale du trésor ba véritablement ñu mën ko fay yaakaar naa ne daal fekk ay fan yu néew incha allahu rabbi état bi effort bi mu def pour fay fonds de dotation yi ak fonds de concours yi dana ko def pour fay sel bi donte moo gën a bëri waaye wax dëgg yàlla soxla nañ ko te li maire Ndakaar yi wax beneen maire boo wowoon suba tamit na la wax la même chose waaye am nañ yaakaar ne bu soobee yàlla état bi ni mu waxee woon fonds de dotation yi fay ko ni mu bu waxee sel bi dinañ ko def fan yu néew bu soobee yàlla. maire yooyu ndimbal li ñuy jagleel ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw tax nag ñu laaj leen fu muy toll ci wàllu budget gannaaw ñetti fan bi mu desee ci julli gi kenn ci maire yi nga xam ne ñoo fare fii ci Ndakaaru ëpp doole ak maire yi ci kaw gi Seydou Nourou Ba lañ ci waroon àndal beneen jotaayu xibaar lay doon. ñu wax ci ndimbal loo xamante ne ni taalibe yi nekk ci daara yi ci Tiwaawan toll ci ñaari junni ak juróomi téeméer ak ñoo xamante ne ni nag ñoom it ay dongo daara lañ waroon nañoo kon dimbali nañ leen ko jëndal leen nag ay dàll ba noppi xottil leen ñu àndoon nag seen i sëriñ daara nag demoon fañ leen ko doon joxe jëm ci fête gi Cheikh Anta Diop. ñii di ay ndongay daara di ay taalibe jóge ci daara yi nekk ci Tiwaawan ak li ko wër sore lool seeni waajur waaye nag taxul ne bég nañu lool ndaxte ay boromi doole ñoom ñooy jóg ngir jàppale leen ci tabaski gi solal leen ay yëre yu yees tàq ak i dàll mu nekk fukkeeli at ñu di ko amal fii ci dëkkab Seydi El Hadji Malick Sy di Tiwaawan. waaw feet gu xale yi moom nag vraiment Diop si ñëw tey vraiment mu ñëw fii teel leen jox yëre yi te kat ko ñëw ba pare jox leen nga xam dañuy dem rek tabaski ñëw ñu solo dimbali nañu ñun ñuy jàngale dimbali nañ Seydi Hadji Malick donc loolu dañ ciy kontaan bu baax di ko rafetlu di ko réyal ay tissu yu ñu jënd la jox ko ay tailleur ñu ñaw ko ba mu yemb boole ko ay dàll bu ñu soloo sol dàll ko loolu yombul sëñ daar yi kenn ko ne jox na la bassin bu rafet ne la nga ñaw ko sol ko ndax nee na mënumaa solal taalibe yi bàyyi sëriñ si. kii di Iran Ndaw nekk sëriñub daara nee na bëgg na lool ndaxte lu mel ni de borom doole yépp war nañ ci dugal seen loxo ngir jàppale ñi nga xamante ne ay tout tànk lañ sori lool seeni waajur. nit nag dana bokk fenn te du def la ko ca war waaye moom fi la bokk ba pare di def loo xam ne day génn sa en dehors du Tivaouane ñëpp di ci bokk parce que dañu ne sa gannaaw lu ñu fa def ci lu baax yàlla dina la ko wan
Tivaouane. taalibe yi mbégte feeñ seeni kalam lu toll ci 2 junni ak juróomi téeméeri ndongo jox nañ la ne ay yëre yees taq ak i dàll ñoom ñëpp delluwaat seeni daara di xaar jullit tabaski gi ngir ñu mën a bokk ci feet gi. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. conseil départemental bu Djibélor moom itam di jàppale ñi nga xam ne nag ay population lañu askan wa fa nekkee di village boo xam ne nag moom village de reclassement la ginnaaw bi jëye ji tàkkee foofee ca Casamance ñu ci bëri nag fa la ñu nekkoon ngir tabaski gi nag ñu daal leen di baaxee loo xam ne ci wàllu dund bi yaakaar nañu daal dina leen mën a jëriñ Lamine Ba. conseil départemental bu Ziguinchor nam ko tàmmee di def ren ji dugal na loxoom ci poosam ngir jàppale néew di doole yi ci tabaski bi ñu jublu village de reclassement social nag moo amee ren ji ndimbal bi nga xam ne nag président conseil départemental bu Ziguinchor joxe na ko Fiacre Coly lay wuyoo. ñun 2014 bi ñu ñëwee élu conseil dañoo njëkk a dugal sañ bopp ñu xool ku ñu war a njëkk a jàppale mooy waa Djibélor ci lu ñu gis daal moo tax boobu ba léegi fête bu am conseil day ñëw jàppale ñi waa askan yi pour ñu mën a aussi fetu comme yeneen askan wu dëkk bi. moo tax ma ne tey ñun dañoo am mbégte parce que lu ñu sant yaakaar naa ni lu gën a néew ñu ngi koy def mooy jàppale askan bi mais jàppale askan boobu dafa fekk ñi nga xam ne mooy service yi fi nekk yëpp bu ñu leen sollicité ci yenn problème dañuy ñëw répondre ba mun a régler problème boobu kon ñun yaakaar naa ni dañuy def suñu mission bi nga xam ne moom la ñu fi tege. ñi nga xam ne jagleel nañ leen ndimbal boobu rafetlu nañ bu baax a baax taxawaayu conseil départemental bu Ziguinchor Moussa Faye moom mooy chef de village bu Djibélor. kontaan rek ak mbégte parce que conseil départemental dëgg bu président bi nekkee fii ñu ko defal kon tey suñu mbégte la ñu am at bu nekk dañ ñu jàppale at bu nekk mosuñu fàtte kon vraiment mënuñ ko wax ba mu jeex parce que ku lay indil ceeb indil la diwlin desalatul dara parce que ceeb bi ñu wàccee fii sax moom walooram ku la defal loolu ci tabaski boo amee yàpp nga mun a toogu sa toog am diwlin am ceeb kooku sant yàlla bu mag la. askan wa nga xam ne nag mu ngi yeewoo ca Djibélor yëkkati nañu ay kaddu sàkku ci kilifa yi ñu jàppale leen ngir village de reclassement social boobee mu amee courant ndox wala sax ay yoon loolu nag ñoo ngi koy yeggee ki nga xam ne nag moo di président conseil départemental bu Ziguinchor ñu bëgg nag mu yeggal ko kilifa yi Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Média. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñu wéy gën ci biir xibaar yeeg loo xam ne ñu ngi wéy di ko raas di ci teg loxo laata julli gi ak marché bi ko ñenn ñi ci Samba booy bëgg a sërxal ca diwaanu Wélingara ñu jàpp fa nag lii dinañ ci yegg si léegi ca Kolda nga xam ni loolaa ñeel tabaski ga lii cigarette la sos ku ko jaayoon lépp war naa mat fukki million ak juróom-ñaar Abdoulaye Diallo. ay agent yu service du commerce bu Vélingara ñoo teg loxo ci ay cigarette fraude yu bëree bëri yooyu cigarette yu bon la ñu doon lakk Abdourahmane Ndiaye di préfet wu Vélingara ak Samba Ndaw adjoint directeur du commerce intérieur teewoon nañu fa. ngi lakk fii cigarette boo xam ne du respecté wul norme yi mais bépp cigarette mun nañu wax ne bépp benn cigarette baaxul même bi respecté norme bi sax baaxul rawatina bi nga xam ne donc moom moo respecté wul norme bi aussi bokk yokk ci doon fraude ce qui fait que tey bi ñu xayma li ñu jàpp fii tey di ko lakk nga xam ne service du commerce service départemental bi kese lu douane ak yeneen yi bokkuñu ci mu ngi am une valeur de fukki millions ak juróom-ñaar ak juróomi téeméer ak lu teg. donc félicité service du commerce bi nga xam ne moom moo def liggéey bi ngi gis nii ba nga xam ne lakk nañu lu ëpp fanweer ak juróomi junni paquet cigarette yoo xam ne fu ñu jógee xamuñu ko li nekk ci biir xamuñu ko mais aussi surtout fayuñu li nga xam ne moom la ñu war a fay ak aussi toppuñu li nga xam ne moom la ñuy wax ci kaw loi bi nga xam ne moom la ñu voté fii en 2014. ngir gën a sawarloo yooyu liggéeykat waa service du commerce ñoo fas yéene yokkal leen ay jumtukaay. fii war nañ leen mën a gën a jàppale boobu d'abord ci ay jumtukaay comme ay oto yi nga xam ne moom la ñuy liggéeyee ensuite aussi renforcer personnel. bi ñu xoolee ci stock drogue marchandise fraude ak yeneen produits yu baaxul yi ñu dugal ci suñum réew ci at yi weesu te waaye karange gi teg ci loxo yokku karange fu ne ci frontière u Sénégal doon na ab mbir bu jàmp. RFM Kolda Abdoulaye Diallo. ca diwaanu Kolda ca diwaanu Kaffrine ca Missirah Wadène lu toll ci ton ak genn wàll ci wàllu lekk goo xamante ne ni warut a jàll ci marché bi am ñu ko bëggoon a jàllale nag fii ak tabaski gi moo tax nag service d'hygiène ba daal di ci teg loxo waa service du commerce la sax capitaine Idrissa Ndiaye mooy chef brigade bi bu service d'hygiène ngeen jégal ma ñu teewlu ko ci micro sunu ndaw la foofee di Omar Ndiaye. luuma bu am importance parce que dafay dajale dëkk yi nga xam ne ñoo wër Sénégal li ko dalee donc gis nañ ni que lu waay am si maanaam produit boo xam ne ab buñ ko meen dafa jeex lu waay am si produit boo xam ne dafa yàqu lu waay am si garab yi nga xam ne li ñuy wax garab météo dañuy gis que ni dafa yomb trop pour que ñu jaay ko si luuma yi donc loolu moo tax service d'hygiène mu ñëw mu ne voilà léegi il faut que maanaam ñu nemmeeku
produits yooyu pour gën a mën a aar askan wi donc si loolu nag si diiru ñetti semaines yi nga xam ni waa service d'hygiène ñoo ngi doon ñëw fii si luuma bi saytu nañu juróomi téeméeru ak juróom-ñeent ñi nga xam ne dañuy jaay ay denrées alimentaires si loolu nag jot nañoo génnee si njaay moomu lu toll 1 tonne ak xaaj si produit yoo xam ni dañu àpp bi leen dafa jeex wala baaxul donc ak garab bi aussi mais buñ koy xayma aussi si wàllum xaalis dem na ba 2 millions ak xaaj donc loolu mu nekk lu am solo mu nekk liggéey boo xam ni service d'hygiène daf koy def pour mën a gën a aar askan bi donc lu may tàmm di wax aussi mooy c'est vrai que julli bi nit ñi li leen gën a yiite mooy xar bi mais nañu bàyyi xel aussi si maanaam ñam yi nga xam ni mooy ànd ak julli bi donc ñu bàyyi xel parce que ñam yu yàqu yaakaar naa ni ñëpp xam nañ ko mun na am ay tolof-tolof si wàllum wér-gu-yaram population. ñu des ba tey ci wàllu julli geek waaj mi nde foofee ca Missirah Wadène nag wérug jur gi ñor na lool ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ko bëgg a jënd ñu ni lu toll ci 4 fukki junniy gàtt ak juróom-benn enregistré nañ leen fa foofee mu doon loo xamante ne nii nag bari na nde ba fi mu ne nii daal jëndkat yi yegg seeguñ ñu andi ceek Omar Ndiaye. ay xar yu bari lool lañ nemmeeku ci luuma bu mag bii di Missirah Wadène lu ëpp juróom-ñeenti junniy xar ak ñaar téeméer wàcc nañu fa jóge ci réewu Mali bu ñu sukkandikoo ci Ibrahima Ly chef poste vétérinaire bi nekk ci Missirah Wadène. ren li fi wàcc macha allah ci xar bon am nañ presque 46000 xar par rapport ak daaw situation bi ñu defoon ñoo ngi amoon 36000 kon donc ren mën nañu wax ne li fi wàcc ci xar loolu wàcc ko fi woon. kon donc fii par rapport fii ci Missirah ñun ñu fi nekk ñun mun nañ wax ni donc consommation daaw ren alhamdulilah ku bëgg am xar war na mën a am xar te xar yu baax xam yu mucc ayo wàcc na fii ci Missirah. lu soxal xar yooyu seen wér-gu-yaram moom mi la xam-xam màcc ci wàllu jur di dalal xelu askan wi ci wàllu woowu ndax ci dolli di ñu xamal ne xeetu mala yu bëri yemb nañ fa jamono ji fii mun nañ wax ni dëkk bi nga xamante ne la ñëpp fi daje. fii dèjà naar yi ñoom ñoo fi njëkk Maliens yi tamit ñoom ñoo ngi fi les Nigériens tamit ñoom ñoo ngi fi maanaam aussi tamit xeetu xar bu ne dañ ko fi daje fii ci daral xar yi fi wàcc yëpp gisuñu fi benn xar boo xamante ni indi na feebar boo xamante ni soit day wàlle wala feebar boo xamante ni aussi tamit même aussi ñun en tant que agent vétérinaire ñoo ngi def suñ contrôle bi war pour gars yi injection yi parce que mun nañ jugeeloo xar boo xamante ni day jóge ko Mali ñëw ba Missirah wàcc xar bi sonn ñoom ñu tiit bu ko defee ñu koy pikiir léegi nag loolu dañ leen di tere pikiir bi kon donc loolu noonu pour consommation parce que délai de consommation dafa am ak piqûre bi. waaye tamit njëgu xar yi mi ngi tàmbalee ci fukki junni ak ñaar jàpp juróom fukki junni ak lu tekk mu di lu ñu nemmeeku ci biir luuma Missirah Wadène Omar Ndiaye RFM. kenn ca kilifa yi teefonke yooyee di Ismaïla Sow tey jii ca ndaje ma amoon ca conseil économique et social sàkku na ca njiit la nag mu bàyyi xel bu baax a baax ci wàllu développement rural ak priorité maanaam faratay conseil économique ñoom ñi yor jur gi ak baykat yi nu ñuy def ba gën a mën a dëkk kenn ku nekk yaatu ñu déglu ko ci micro Salimata Aw. Bon, madame la présidente dafa jël décision pour gën a réorganiser aussi dugg ci domaine yu bees yoo xamante ni yi aussi naka la ñuy mën a def vraiment ba innovation gën a am ci biir loolu nag ma soumettre ko aussi tamit na xoolaat commission bi nga xam ne mooy commission développement rural ndax commission bi dafa rëy dafa regroupé agriculture élevage pêche ak hydraulique te loolu nag dafa nekk loo nga xamante ne li boo jëlee benn pann bi rek da ciy day jël benn session wala ñaari session moo taxoon nag ñu bëggoon vraiment ñu xalaat ci ndax tey boo seetee élevage fekk semaine prochaine ñu dem ci tabaski bi te nit ñaa ngi xalaat xar yi naka la ñuy def ba mu bari mais nan la ñuy def aussi ba sàmmkat yi du ñu am problème ci njaay mi ak njënd bi beneen bi aussi mooy problème réforme foncière ndax ñun ñëpp xam nañu problème bi am diggante béykat ak sàmmkat loolu dafa nekk problème bu nga xamante ne bi vraiment dafa rëy. RFM rajo askan wi. faral ngeen di dégg bu baax a baax waa Jandeer ñuy jooy fii ñàkkum ndox ma fa te ñu samp fa ay forage yu bëree bëri ñu daan indi ndox mi Ndakaaru loolee nag ministre de l'hydraulique ministre bi ñu dénk wàllu ndox mi Serigne Mbaye Thiam demoon fa tey jii doon inauguré forage su ca Demba ca la xamle nag ni loolu seenu mar jeex na fi mu ne nii Ablaye Diop ci tournée ba nga xam ni nag amaloon nañu ko moo ñu ca teewaloon.
ginnaaw juróom-ñaari weer yu ñu doon dund ay jafe-jafe yu metti li ko waral di ñàkkum ndox ay dëkk yu bëri féetee ci jandeer mën nañoo noyuwaat bu baax Serigne Mbaye Thiam mooy jëruñ bi ñu dénk ndox mi. président Macky Sall dafa xool ne forage yi nga xam ne def nañ ko fii nañ leen ci defal tuyau mu dem di indi ndox ci seen dëkk loolu nag liggéey boobu def nañ ko ba mu mat tey jii nii war nañ leen ko ñoom ba ñu gis ko léegi li ci des mooy réglage yi ñuy def sur le plan technique dalal ko ba nga xam ne baax na su boobaa ñu tijji su boobaa ñoom ñu am ndox. li ñu tàmbali ñaareelu centre bu Thiendéem dina tax village yooyee am ndox li ni mel askan bi rafetlu ko Amadou Kane. wax dëgg yàlla tey population yi jandeer kontaan nañu lool parce que bu ñu toogee lu ëpp juróom-ñaari weer doon génne ci tali di ko baare di marche di def yu nekk di laaj ndox yàlla dogal branché nañu jandeer ba fii ñu nekk ni digg nañ ni balaa ñuy tabaski danañ ko ticc. ñàkkum ndox yi ñuy faral di gis ci diwaanub Ndakaaru dinañ wàññeeku bu baax a baax ak ñaareelu centre bile suñu sukkandikoo ci jëwriñ bi. lu mat fukk ak juróom-ñaari millions ci ay litres ndox dana ko mën a génne donc lii nga xam ne gis nañ ko tey jii jël ndox dugal ko ci réseau bi dana wàññi jafe-jafe yi ñu doon am ci Dakar waaye du ko jeexal li koy jeexal mooy projet mag yooyu nga xam ne def nañ ko. jëwriñ bi ñu dénk ndox mi ànd ak directeur général bu SONES ak autorité administrative amal nañu ab tukki nemmeeku ci forage yu Jandeer ak Bayaax bile tukki nemmeeku ñu amal ko ci ñaareelu phase programme renforcement ngir jox Ndakaaru ndox mu sell. jërëjëf Ablaye ñu daal di wax ci attaché parlementaire yi nga xam tey ji dañ leen doon defal formation loolu nag ginnaaw bi mu amee ca ndaje ma wax nañu daal bëgg nañoo sukkandiku ci ñoom xibaar bi wisaaroo bu baax a baax jëm ci biir askan wi ci lu ñeel wàllu dëkkuwaay bi nu ñuy def ba sàmm ko mu gën a ñoŋ gën a mucc ayib ñëpp mën cee jariñu Mamadou Omar Ba. aar alam gi tey jii lu war ñëpp la sensibilisation bi ñu war a def nit ñi ci attaché parlementaire yi la ko ministre du travail Samba Sy jaarale. dafa nekk waruwaay boo xam ne wareef boo xam ne tey kenn waru ko réere mbir ndax nag ni ñuy dundee waxtu wi ñu nekk rek ndax tey ñu ngi sori ci weeru août te gisaguñu taw bi nga xam ne moom la ñuy ñaan suñu borom loolu rek doy na firnde. bu ñu sukkandikoo ci moom ñëpp ci war a jug. pour nag mu soppeeku il faut ñun ñëpp ñu yeewu ci ñëpp ñu xam ne mbir mi du ñu ne mbiru kii la mbala kii la ministère de l'environnement baaxee nañu maanaam indi ñu ay borom xam-xam ñu ñëw gën ñu yee ñun ñi fi ñëw nag ni ay attaché parlementaire ba soxee ko ci ay ministères yu wute bu ñu demee incha allah dinañu delloo kàddu gi foofu wax li nga xam ne moom la ñu jàng fii bëgg daal sensibilisation bi mu gën a law. Mava Ndiaye mi ngi ñëwaat ci point yi waral formation bi mooy directeur adjoint bu direction de la planification ci ministère de l'environnement. li ñu dëkkee ak li ñu wër environnement bi li ñu dëkkee ak li ñu wër lépp ci la nit ki ci boppam ci la kon soo ko defaree yaa ngi defaru soo ko yàqee yaa ngi yàq waxtaan lu ci gàttal loolu daal lañ doon faram-pàcce. loi bi di tere jëfandikoo lii di mbuus yi di yàgg lool ci alam gi te duñu dégradé wu dinañ ko gën a appliquer fan yi di ñëw yokk itam daan yu ñuy daan ñi koy jëfandikoo. déggoo am na ci wàllu politique communiqué boo xam ni commission politique bu dialogue national bi moo ko xamle ñoom ñëpp ànd nañ d'accord ci benn calendrier maanaam arminat bopp ci la ñuy xoolaat lépp li nga xam ne daal fi mu ne nii dafa ñeel wàllu élection yi càmbaraat fichier bi xooli yan cabinet ci bitim réew ñoom ñooy ñëw ànd ci ak ñoom ñu daal di xam le ni nag loolu dinañu ko yeggee président dialogue bi ci comité bi nga xam ne nag moom moo yor wàllu politique bi xam ne ko communiqué bi général Mamadou Niam moom moo ko signé. RFM. xibaar yi ci RFM. ñu daal di dem ca Gambie ndax nag fan yi ñu ngi leen doon xibaar ni am na nag ministre de la justice bi ñu mu bëgg ñu génn ñu toll ci ñett ñu doon leen di wooye ay jungleurs ñooñee nag am na ci koo xamante ne ni dafa nangu ni bokk na ci ñi boom Dayda Aidara di journaliste bu fa nekkoon. kenn la ci doomi journaliste boobee nag moom moo jàpp ni fi mu ne nii loolee du dëgg du yoon te itam wërta am moom Baba Aidara daal di ci dénk kon xalaatam. sunu ndaw lu bees la ca Gambie Wuri Jàllo kenn la ci doomu yi ndem si yàlla Dayda Aidara Baba Aidara dafa gëm ni jëwriñ gambien bi ñu dénk justice moom dafa rek war a dallu ci dogal bi mu jël fan yi ñu génn. depuis bi mu ko waxee ñëpp jóg nañ condamné ko et en plus de ça il y a les organisations internationales ñëpp ñoo ci mer tamit
nee na du dellu gannaaw. léegi lan la di def après. ñun dinañ def le nécessaire seet naka la ñuy mën a contrer décision boobu ba ñii duñu mus a teg seen tànk ci biti. dafa jàpp ni bu ñu bàyyee ñetti militaires yooyu bokk ci ñi nga xamante ni ñoom la ñuy woowee junglers yi dana doon erreur bu rëy ci gouvernement wu Gambie. te moom décision li mu wax raison yi mooy ne dina tax ba nit ñi gën a ñëw di wax dëgg mais problème bi mooy nit ñi ñëw ñëpp dañuy wax dëgg sax ñim ñett bëgg a bàyyi sax wóoruñu ne dëgg bi yëpp lañ wax. dogal boobu mu ngi ko jël semaine passée ci benn interview bu mu doon def ak benn télé bu nekk Gambie mu won ñu carrément ne nii jël na décision bi te du dellu gannaaw ci décision yi. Baba Aïdara nekk itam kenn ci ñi nga xamante ni ñoom moom quotidien information bi ñuy woowee fii ci Gambie de Point woo itam gouvernement wu Sénégal ngir ñu wax ci mbir mi le dafa nekk lu sensible nag loo xam ne gouvernement Sénégal bi war na ci xoolaat parce que ñii wax nañ beneen côtoyé nañ membre rebelle yoo xam ne te yàggoon nañ di ko dégg tu te rends compte buñ fi doon jógee di daw ñii ñuy bàyyi ñii fan la ñuy njëkk a dem le territoire sénégalais parce que Sénégal moo ñu wër alors Sénégal est-ce que bëgg na ñii teg seen tànk ci territoire am te ñu xam ñii liñ def ci le passé benn dëkk du bëgg a lii. RFM fii ci Banjul Wuri Diallo. RFM Sport. tàggat yaram Abdou maa ngi leen nuyuwaat ñu koy tàmbaleek afro basket bi. taskatu xibaar yi ñu mën leen def ci place yoo xam ne daañu mën a def seen liggéey ci nam waree bokk na ci yooyu matuwaay accréditation yi moom Lamine Badiane àdduna ca ñu déglu ko ak Soda Thiam. Aujourd'hui, on est à peu près à 96 journalistes qui se sont accrédités. 96 journalistes. moo xam Sénégal la wala fépp ci àddina bi ñu ngi toll ci ñaar fukk ak juróom benn ci ay photographes yoo xam ne am nañu accréditation ngir ñu mën a nekk ci lu wër terrain bi mën na xam naa photographie dañoo xaw a mbong am nañu ay seeni photo dañu filmer léeg-léeg sax duñu am dogal bi dañ leen koy tere. man nag ma bëgg mbir mi leer droit yi waa FIBA ñoo ko moom waa Star Times ak waa RTS loolu bëgg naa mu leer te man dinaa fi ne ngir fexe ba surveiller nu ni mel leen am ngeen ay li ñuy wax ay like day xeetu caméra yoo xam ne dinañ fi ne am ngeen sax possibilité am seeni caméra léeg-léeg ci terrain bi wala sax bu match bi desee fukki simili ak ñaar mun ngeen dem ngeen jël ay photo bu nag amee équipe yoo xam ne français la ñu wax dañ ko wax ci kàllaamay nasaraan bu dee anglais naka noonu xam naa ne sax yéen ñëpp am ngeen possibilité def ko ci kàllaamay wolof. Par contre, je sais que la plupart du temps vous avez la possibilité de le faire en wolof. wolof bi ki ko doon def moo di Seydou Nourou Ba afro basket boobee mu nga war a door kon samedi ji ca Dakar Arena fukki fan ci weeru août bi ñu nekk Sénégal 19h lay tàmbali digganteem ak Côte d'Ivoire lay doon. ci wàllu basket bi ba léegi bi la yoon ci wàllu góor ñi nga xam ne ñu ngi waajal coupe du monde ci wàllu discipline boobule Chine 2019 njiitul fédération bu basketball bu Sénégal moom àdduna tey ji ci gaynde yi. Maître Babacar Ndiaye bi mu jànnoog taskatu xibaar yi li mu xamle moo di ne gaynde yeeg nañuy waajee foofee ca Italie dikkaat na ca waaye itam am na ay kàddu yoo xam ne buroxla na ko ci daal di koy jëmale ci Abdourahmane Ndiaye Adidas mii nga xam ne moo fi nekkoon entraîneur bi ñu déglu ko ak Soda Thiam. góor ñi dem nañ Italie jouer un tournoi suba ak gannaaw suba suñ fa jógee dem Turquie jouer fa beneen tournoi te tournoi yëpp c'est avec des équipes qualifiées à la coupe du monde. Aujourd'hui on va avoir 9 matchs de niveau mondial en termes de préparation je pense que loolu mosuñ ko am cadre yëpp ñëw nañ benn joueur rek moo ñëwul mooy Gorgui Sy Dieng wax na ak entraîneur bi am na ngànt nit nag day am ngànt donc jéggal nañ ko bii ba beneen yoon mais amul retard xam nga compétition maximum c'est 1 mois compétition de préparation pour une coupe du monde on avait prévu de nous préparer sur 1 mois Adidas boo koy sant di ko gërëm liggéey na li mu waroon liggéey peut-être yàlla moo dogal ne suñu collaboration fii la doon yem tontu bi ma mën a wax mooy ameluñu salaire Adidas mosuñu koy amee salaire bu ñu doon jouer tournoi directeur de la compétition man maa doon récupérer personnellement xaalisam jox ko dama ko waroon dencal sax ba après le tournoi ma jox ko dama koy voilà donc li si am rek mooy benn tournoi moo waroon am mois de novembre parce que il était payé par tournoi bu nekk bu ñëwee ñu jox ko primam jox ko indemnité man dama ko tuddee salaire FIBA moo décidé déplacer tournoi bi de novembre à février moo tax li mu waroon fayeeku novembre fayeeku ko novembre mais fayeeku na ko février bi mu ñëwee def tournoi bi donc loolu amul benn problème clause confidentialité boobu aussi xam nga loolu moom mënoo nekk nag ne da ngay liggéey fédération ne liggéey ak état bi
ne da ngay passer tout le temps di critiquer fédération di critiquer état bi parce que on n'est pas en France on est au Sénégal je pense que quelque part aussi c'est ça Adidas loolu peut-être en tant que petit frère moom laa ko mën a reprocher foofu dafa waroon adapté wu aux réalités sénégalaises. on n'est pas en France on est au Sénégal maanaam sooy liggéey da ngay noppi loolee la président fédération bi wax kon kii nga xam ne moom moo di Adidas gaynde yi nag ñoom ñu ngi waajal tournoi bii nga xam ne wala boog ñu ngi ci tournoi ba nga xam ne moom mooy amal foofee ca Italie suñ ca noppee daañu dem ca Turquie bu ñu jógee foofee ca Turquie nag Makumba daañu dem ca mondial bu Chine bi gannaaw bi ñu ñëwaatee fii ci Ndakaaru mondial boobee ca septembre lay doon. handball waaw gaynde yu jigéen yi nag moom du ñu bokk ci Jeux africains yaay am fële ca Maroc bokk na ci li ko waral moo di ne ay basket ay handballeuses yu bëree bëri ñoom seen i club bàyyiwuñ leen ndax xam ngeen ne compétition boobee bokkul ci yi nga xam ne ci wàllu àdduna bi reconnaître nañu ko ne dañ cee war a bàyyi ay ñi nga xam ne ñoo di ay joueuses ñu dem bokk ca moo tax fédération bi ne mënul dem ak lu toll ci fukki joueuses moo tax kon ñu jël dogal ne dañuy toog di xaarandi yeneen compétition yoo xam ne ñu ngi koy waajal dañ ciy déglu ci wàllu wi Sambou Biagui moo yor jokko bi ci fédération sénégalaise bu handball. affaire bi xaw na diis ci ñun ñu retiré wu ci compétition bi ni mel muy Jeux africains waaye nag boo leen xoolee di ngeen xam ne yoon la ñuy retiré wu chaque veille compétition maanaam bu desee ay 1 mois léeg-léeg ay 2 mois dañ leen di laaj préliste donc préliste boo ko yónnee après dañ lay laajaat encore liste définitive boo ko yónnee boobu mënatoo ko changer donc Sénégal ci dilemme boobu la nekk Sénégal déposé na liste malheureusement compétition bi ràññewuñu ko ci club yi ca club yi ca Europe donc suñu joueurs yi ci bëri fa lañ nekk donc ci ñooñu joueurs yi nga xamante ne ñu ngi yoon ci liste bi daanaka fukk dong lañ ci jot ñoo confirmé ne mën nañ ñëw waaye ñi ci des yëpp confirmé wuñ donc loolu pour nga participer ak fukki joueurs kese ci compétition loolu yaakaar nañ ni compétition boobu da ngay dem waaye demoo ci ca benn ambition te xam ngeen Sénégal nu mel léegi ci handball duñu dem ci compétition ñëpp ñoo ñuy xaar duñu dem ci compétition ngir rek ñàkk dañuy dem compétition pour gagner donc loolu moo tax loolu bokk na ci la tax ñu retiré wu alors leneen li nga xamante ne tamit tax na ñuy bëgg a retiré wu mooy que ni club yi sunu joueurs yi bëri ñu ngi doog a tàmbali li nga xamante ne moom mooy compétition am na sax ñoo xamante ne tàmbali guñu kon nga yóbbu leen foofu ñu blessé après nga ñàkk leen ci yeneen compétition yu mag yoo xamante ne léegi ñu ñëw muy Tekio bi nga xamante ne Sénégal moom moo ko organisé muy compétition bu mag a mag parce que qualification Jeux olympiques la Sénégal war ko organiser ñu war a dem tamit ci CAN junior parce que junior yi am na ci ñoo xamante ne ñi ngi ci équipe nationale A bi nga war a dem tamit championnat du monde boo ci amee ay joueurs yu blessé donc ça veut dire que yow ci compétition yooyu daanaka da ngay dem foofu pour parce que compétition yooyu moo gën a mag donc loolu li tamit bokk na li tax ñi retiré wu ci li nga xamante ne moom mooy Jeux africains. bokk na ci li ko waral itam Makumba moo di ne koppar yi nga xam ne mënoon nañ ko dugal foofee mën nañ ko denc waajalee ko yeneen jongante yu am solo yi. ci wàllu football lañ koy jeexalee ak ay xibaar yu gàtt ñeel ren mi nga xam ne bàyyi na kon Ismaïla Sarr mu dem ca Watford. Ismaïla Sarr juróomi at lay def foofe ca Angleterre ca Watford moom la ñu signé Watford nag 1,0 million ci wàllu euro moom la jox ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Rennes bonus bu juróomi million d'euros moom Ismaïla Sarr am na ko ca. lii nga xam ne nag moom moo di xibaar yi ñeel Arsenal Alex Iwobi moom jóge na fa dem Everton doomu Nigéria boobee tey jii la ñu siifee lii nga xam ne moom moo di contrat am moom nag 38 jàpp 43 millions d'euros la ñu ko jëndee 23 ans la am juróomi at lay def foofee ca Everton wuteeg nag 32 ans yi nga xam ne David Luiz am na ko jël geneen wàll ga mooy maanaam dëpp jëm fa li nga xam ne moo di Arsenal moom Chelsea la nekkoon nekk fa défenseur doon itam football yeneen saa milieu de terrain juróom-ñetti millions ci wàllu euro lañ ko jëndee. mu nekkoon xibaaru tàggat yaram yi ak Abdou Diouf. xibaaru internet ci RFM. tour du web bi ñu ànd ceeg Fama Dione. dal leen ak jàmm Guy Marius Sagna dafay des ci kaso bi xibaar bi ñu mën kaa lire ci site bi di Galsen 221 mu ne doyen des juges lànk na de nee na du bàyyi Guy Marius Sagna ndaxte tuuma yi ñu koy toppee dafa foor lool rax ci dolli bu ñu ko bàyyee mën na jaxase tekkaaralu askan wi maanaam lu tubaab di woowee trouble à l'ordre public jamono jooju ca Twitter campagne bi nga xamante ni Amnesty International taxawal na ko ngir bàyyi ki nga xamante ni moo di Guy Marius Sagna ma ngay
dox ndànk foofu nag dugal nañ fa ab lien boo xamante ni mën nga faa bind ab lettre jagleel ko ministre bi yor wàllum yoon ngir mu bàyyi activiste bi lee ñu dugg ca Facebook foofu nag am na ab vidéo woo xamante ni tey ci suba ba léegi ñi ñaa ngi koy partagé ab étudiant la bokk ci parti bii di APR xale lu góor li nee na dafa doon xaru waaye xam ngeen lu waral muy xaru nee na Macky Sall faalewul ndaw ñi dafa sonn ci parti bi waaye moom loolu du ko dollee ci de ndaxte internautes yi yàq nañ ko lu mel ni xeme ñu mën a lire ñaari commentaires yi kenn ki nee na ko suñu yoon nekku ci yow bokk nga ci 50 et quelques % yi nga xamante ni yéen a fal Macky Sall kon bul ñu fatt am keneen ku ko gën a yéeg daal di ne ko moo yow yaa ngi dund ba léegi pour man sax ñu ngi waajal sarax juróom-ñetti fan yi mu mel ni lii dootu ko doolee ci de addu ci wàllum tàggat yaram Babacar Ndiaye dàkk na kàddu yi nga xamante ni Adidas waxoon na ko ni dafa toog juróom-ñetti weer te kenn fayu ko bu ñu sukkandikoo ci seneweb.com mi indiwaat kàddu président fédération sénégalaise basketball technicien bi nga xamante ni dàq nañ ko fan yu ñu weesu dafa doon laaj weer wu ne salaire woo xamante ni toll na 7 millions de francs CFA ñu des ci tàggat yaram dem ca bitim réew ak équipe bi de Stade Rennais moom nag ma ngay delloo njëkkal Ismaïla Sarr ci ab tweet woo xamante ni joueur bi jëlaat naka club bi mi ngi koy ñaanal ci fa mu jëm ñu fàttali ni moom Ismaïla Sarr ma nga jëm ci club bu nekk ci Angleterre di Watford nga xamante ni signé na fa ab contrat boo xamante ni toll na ci fanweeri million ci ay euro tour du web jeex na ba suba ak jàmm. jërëjëf Fama ñu tollanti quartier vert àndaat ceeg Youssouf Bodian. ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm. bëccëg bi ñu jagleel garab màggal nañ ko dimanche bi passé 4 août mu doon occasion ngir ñu tàmbali campagne bi ñu jagleel jëmbat garab ca Sédhiou mbëbët bi mooy fexe ba garab yooyu nga xamante ni ñoom la ñu jëmbat ñu daal di leen toppatoo bu baax a baax ñu fekk fa Max Euclide Kamfani. lu ëpp 200 000 ay garab jagleel nañ leen ci bile campagne reboisement bu ñu tàmbalee ak bés bu ñuy màggal garab ci diwaanu Sédhiou loolee kaddu inspecteur régional eaux et forêts commandant Djimanga Diédhiou sàkku ñu sàmm yile garab. plus de 200 000 plants yi nga xam ne ñu ngi ko produire ci suñu pépinière te population yi plants yooyu dañ koy joxe gratuitement ku ñëw rek ñu jox la mais buñ la joxee il faut nga jëmbat ba pare protéger ko pour que bu déwénee ñu ñëw ñu ne bii maa ko jëmbatoon daaw mi ngi nii léegi mi ngi commencé di am njëriñ. sàmm ressources forestières yi taxaw it biodiversité bi loolee kaddu maire Simbandi Balante Lamine Mané moom sax ñaa askanu commune ak ñeneen ñi topp ci tànku waa Niafor. Le premier appel consiste à demander. woote bu njëkk bi mooy woo askanu yëpp ñu mel ni waa Niafor ci jëmbat garab ak aar li di àll bi ñaareel bi mooy ñu taxaw tembe ngir mun a gën di aar lii di àll bi ak alam bi ñetteel bi mooy taxaw respecter procédure coupe de bois yi boo ñëpp mun na jëfandikoo ci àll bi lu muy joxe ñeenteel bi mooy di leen di sas rek ñu bàyyi xel ci biodiversité bi ab aar ressources yi bu ñu war a amal it di topp ci ginnaaw ñi def nakal sudu noonu di gorob garab bi ci diwaan bi di fàttali it commandant Djimanga Diédhiou. bandi dinañ leen xeex ba fi ñu toll nii ñoom ñoo ragal parce que ñun duñ leen bàyyi mukk tant que bàyyi ñu ñoom li ñuy def dañ leen di xeex ba ñu bàyyi li ñuy def ndax loolu c'est des activités criminelles te loolu ñun duñ ko bàyyi suñu secret mooy dañu impliquer population yi suñu secret également mooy renseignement parce que mënuñu jàpp nit te amuñu renseignement. Max Euclide Kamfani ca Kaffrine tamit toppatoo garab yooyu le doon na lu yittal chef de service régional des eaux et forêts lieutenant-colonel Oulimata Faye di woo maire yi ñu daal di sanc ay pépinière communale kaddoom yi Omar Ndiaye moo ko nangu fële ca Kaffrine. ci campagne bi ñu nekk am nañ 1,426,000 lu ko ëpp si loolu maa ngi vraiment sargal waa Trifeuse Fitcha parce que pépinière individuelle yi li si ëpp yëpp ñoom ñoo leen encadré te mën naa wax ne pépinière individuelle yi au niveau de la région li ñu produire ëpp na 1 million ñeneen ñi nag buñ leen jàppale woon par exemple ci suñu production ñetti pépinière communale laa gis alors que commune bu nekk waroon na mën a am pépinière boppam bu ko defee mu mën a reboiser ji c'est vrai plan yi moom am na au niveau des eaux et forêts ku soxla plan boo ñëwee eaux et forêts di nga am plan boo dem jëmbat mais ñun nag dañu bëgg ku jëmbat nga toppatoo ko ba mu nekk garab. laaj bi sampu nan la ñuy def ba mën a toppatoo bu baax a baax garab boo xamante ne ñu ngi ko jëmbat suñu kër yi colonel Moussa Fall di ñu ciy xelal. ci jiitu mooy nit ki dafa war a bëgg garab soo bëggee garab ni nga bëggee sa doom day nekk lu yomb pour toppatoo garab bi ci kër gi ndaxte doom ji lu mu nekkee ndaw da nga koy toppatoo di ko solal mënul boppam dara nga di ko sang di ko solal di ko jox muy lekk di ko jox muy naan ba yàlla may ko ëllëg bu mën a demal boppam garab gu ndaw gi nga indi ci biir kër gi baa nga def ko ci buntu kër gi moo xale bi ñoo yem da nga koy toppatoo di ko jox muy lekk di ko jox muy naan di ko aar
toppatoo ko ba xam ne bëy du ko lakk toppatoo ko ba nag du fa jaar mbaam laal ko soo ko defee incha allah dana dem ba aussi moo xale bi ñooy yem dana dem ba ëllëg mu indi la njëriñ amour boobu nag ñëpp amuñu ko am na ñoo xam ne mooy dañ leen di yóbbaale rek campagne jot na jox ma garab ñu laajte ay garab soo leen ko joxee léeg-léeg sax duñ ko jëmbat ci buntu kër gi lañ koy bàyyi ba mu dee am na ñoo xam ne da nga leen di jox ñu jëmbat ko d'accord waaye doo arrosé doo toppatoo doo aar béy bi romb lekk nag bi romb lopp garab googu du mën réussir te léegi foo dem ci Sénégal service des eaux et forêts représenté na fa soo fa demee laaj leen ne man garab gii laa bëgg a jëmbat dañ la jox ay conseil wax la garab gii ni muy def ba màgg wax la garab gi kañ la war a mën a jur wax la garab gi lan mooy njariñam nan la ay reenam bindoo ndax reenam bi day law day tàllaliku jëm ca biir ou bien ndax reen yi dañuy wàcc jëm ci biir suuf loolu nag moom la ñuy wax pivotant ak traçant te léegi technologie bi dem nag am na garab lu ci ëpp léegi mën nga am variété nen maanaam bi xam ne garab gi du sori ci kaw te commencé juri doom am na ci goyaab yi am na ci papaye yi am na ci limon yi am na ci mango yi. colonel Moussa Fall nekkoon directeur bu parc de Hann tey mu nekk expert consultant ci wàllum agroforesterie mooy tëj buntu quartier vert ba si di ñëw ci benn waxtu bi benn gox bi ci benn planète bi. ministère bi gàllo wàllu wér-gu-yaram jaare ko ci programme bi xeex sibiru moo leen di may bonne santé def li war tàggoo ak sibiru ngir feggu ci sibiru njaboot gi yépp a war di nelaw ci sànke bu ñu nàndal guddi gu nekk at mi yépp muy noor di nawet bu sa yaram tàmbalee tàng demal nu mu gën a gaawee ci kër docteur bi la gën a jege ñu taxawu la ni mu ware defal li ñu naan TDR test de diagnostic rapide ci lu ngeen dul fay dara ci barabu fajukaay yi leen nguur gi defal mu di case de santé wala DS-DOM ci fukki minute ak juróom nga xam ndax da nga am sibiru am déet bu dee da nga am sibiru ñu may la garab yi koy faj ñu tuddee leen ay ACT sibiru feebar la buy faat waaye mënees na cee mucc def li war tàggoo ak sibiru. nawet baa ngi ak li mu àndal. bonne santé ñu ànd ci tollantige ak Salimata Aw. dal leen ak jàmm démb ñi ngi doon waxtaane ñi nga xamante ni dañoo am hypertension ak naka la ñu waree lekk ndawal gi tey nag ñuy jëm ci li nga xamante ni boo ko yëgee sa yaram war ngaa seeti docteur bu ñuy wax ci wàllum hypertension artérielle bu fekkee ni sa pression wu deret dafa fort loolu ñu déglu si docteur Adja Mariétou Diop di cardiologue di ñu ko gën a xamal. tension buy yéeg moom mun nay nekk loo xam ni da koy doon te kon da ngay war di gën a seet sa bopp mun na topp nit ci ni ngay lekkee lekk boo xam ne dafay bëri graisse dafay gën a yombal sa am tension ndaxte graisse boobu dafay lalu ci sidit yi nga xam ne mooy artères yi te sidit yi bu fa laloo fi deret bi di jaar dafay xat booy lekk bu bëri suukar ak xorom tamit loolu dafay tax sa tension pour mu yéeg dafay yomb. hypertension artérielle lu ci ëpp dalay bett ci loolee bu fekkee sa pression wu deret dafa yéeg loolu mën na la indil yenn ci ay defin ci sa yaram yoo xamante ni boo ko yëgee rek war nga koo xalaat. mën na toog ba si yàgg rek bët yi lëndëm mel ni dafa am ay niir wala ay sànqalañ yu nekk ci kanamu bët yi wala nopp yi di riir bu métti wala gis ne bopp bi dafa diis gann wala bopp bi dafay métti bu baax mun na tamit seetlu ne dafay gaaw a sonn mu dox tuuti rek mu sonn bu métti wala dënn bi di métti jàpp loxo bi. bu fekkee ni yii docteur bi lim mi ngi ci yow bul ko wàcc jógal dem kër docteur ngir ñu gën koo mën a teel a gàttandu. Adja Mariétou Diop di ñu ko xamal. loolu nag bu ko yégee rek war na mun a woo 15 numéro SAMU national wala mu dem ci dispensaire wala hôpital bi ko gën a jege. ngir attandiku hypertension artérielle na nga fexe ba yaram bu bari bum la sonal wante itam di yëngu te di bàyyi xel saa su ne ci yi nga xamante ni moom la ñu lim ci kaw maanaam coono geek yu ni mel wàññi bu baax lekk yu saf xorom yi ak yi nga xamante ni dafa niin lii di fruit ak légume moom bul xalaat lekk ci loo mën ndax ngëneel rekk la lay andil mu nekkoon bonne santé dig daje ëllëg bu sobee yàlla ngir beneen numéro. si biiru bile mooy paludisme makandaw te mën na gaañ. ministère bi gàllo wàllu wér-gu-yaram jaare ko ci programme bi xeex sibiru moo leen doon may bonne santé def li war tàggoo ak sibiru. makandaw. RFM
ganu xibaar yi. gan gi ni ñu ko junjee woon mooy Omar Cissé moom xam-xamam dafa jëm ci wàllu environnement ak cat mu koy jàngale ca université Senghor ba ca Alexandrie ca Égypte nekk itam directeur exécutif bu IAGU institut bi nga xam ne nag moom moo jëm ci lépp luy saytu wàllu gestion urbaine ñu teewlu ko ci waxtaan wi mu seq ak Jo Maron. docteur Omar Cissé ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Jo di kontaan ci invitation bi. tey gis nañu ne am na ndaje bu mag bu am te njiitu réew mi jiite ko pour ne zéro déchet la soxla ci réew mi noo gisee décision yi. mënuma ni jàngagum naa décision yi fa génne yëpp ndax fekkaw ma ko woon wante maa ngi ciy jot nay mbir. bu dul loolu sax ràññee nañ ci weer yi gis njiitu réew mi ak ay jawriñ yi bu dénk yenn xam ne ñu ngi wane benn taxawaay ci wàllu cat. loolu dinañ ko rafetlu. pour que loolu indi saafara bi mu war a mën a indi saafara dafa war a sax ànd ak nag ay mesures yoo xam ni yu am solo la yoo xam ne dañ ko war a jël. yenn saa yi bu ñu mënee set setal ma ni waaw baax na mais set setal man ni ma koy jàngee mooy damay jël la kër yi ñun suñuy kër yi bu ñuy waajal feet nettoyage bu mag boobu ñuy def du dàq ni daaw ñu bale dañ daan nettoyer. wante bii dañuy def nettoyage bu foor boo xam ne fu nekk la ñuy luxati. comme bu fekk tabaski di ñëw par exemple wala korité wala leneen. très bien moo tax ma ni foofu la ma set setal di gën a safe maanaam dafa na fa fekk fondamentaux yi. lan nga bëgg wax foofu. volonté politique bi am lu ñuy rafetlu la ñaan yàlla mu sax ànd ak ay mesures hardies invoquant la durabilité. yàgg daal jëlal rek xam nga bu ñuy wax dañ ne liy indi ñàkk set gi benn xeet bi mbalit la. mbalit bañ ba fa ka koy génne ba fi ñu koy tuuree loolu yëpp dañ ko filière lañ koy wooye ci fànn yu bari dafa am lu ciy sooxe ñu ngi naan ki koy génne producteur bi ma bëgg nag producteur ñu bañ ko yemale ci ménage bi rek boo demee ci industrie ay producteur lañ boo demee ci commerce bi ay producteur lañ boo demee ci institution yi administration yi yëpp ay producteur lañ boole ci ménage yi ñaata ñoo am poubelle bu normal fii ci réew mi li ngay def sa mbalit mooy li gën a bon ci sa kër mooy lii mbalit moom ngay dugal sa mbalit lan nga fay dugal di nga fa dugal lu ñuy wooye ordre ménager mais di nga fa dugal loo gis muy mbalit bu ci xajee nga dóor ko ci ban jour nga koy génne saa yoo bu la neexee bu la soobee nga génne ko poubelle boobu ndax dinañ koy nettoyer dama ni kooku misaal la rek te ko koy génne jëlal nga ni ñu nekk borom camion yi ñëw di collecté mbalit en tout cas boo jëlee Ndakaaru am na feneen foo xam ni tane naa peut-être boo jëlee Ndakaaru man est-ce que mën nga ni am na entreprise gestion de déchets déedéet amu fi am na nag ñuy transporter. concessionnaire yi du ñoom ñoo. yor solution bi ni ñuy bindee mbir mi dina jafe ñoom ñu nekk ay entreprise ndax tey jii mën nañ ni am na ñoo xam ni 94 ak ndem si yàlla Mamadou Diop ji ñu koy ñaanal ndax pour li mu liggéey yëpp pour ville ci Afrique ak tàggat gi mu ñu tàggat ñun ñëpp ci la njëkk a jël Ndakaaru jël ko ci entreprise bi ka daan gérer tas ko ay goxi gox jox ko ay entreprise ay PME. tey jii ñaar fukki at ak juróom xanaa waroon nañ ci ñooñu ñu gis ñooñu kenn ku ci tey jii am dëgër laay loo xam ni mën nga dem ba Mali sax di compétir kan nga ci gis mu recruter ay ingénieurs yu bari kan nga ci gis mu recruter ay financiers kan nga ci gis mu recruter ay sociologue kan nga gis mu am ay lu koy ñëpp gis ni kii xoolal ci telle entreprise kan nga gis mu am parc bu bees tax di ko changer ni mu bindee dina jafe ñu def loolu. kon jamono communauté urbaine ni doon ci forêt mbalit mi moo tànne woon fi mu ne nii wala. dama amul lu ci tegu lu ñu mën a wekk trop lu stratégique lu ci tegu lu néew la te nag ça fait 25 ans Sénégal am na ay entreprises tellement performantes ci gestion des ordures. pour cela il faut nga ut appel d'offre jox leen diiru contrat bu ñu mën a jëndi ay matériel bu ñu seen xel dal ñu mën a recruter ay cadres ay experts ainsi de suite jox leen responsabilité ci territoire bi ñu gérer parce que tey jii boo nee entreprise bi yow yaa indi camion wante keneen mooy indi personnel kooku kenn xamul kuy responsable donc dama ni ni ñu ko bindee loolu dama foogoon ne tey waroon na fekk ñu dépassé ko xam nga sànq dama wax ni dama jël benn acteur mooy kii koy génnee ma jël ñaari acteur jëndi kaw yi ba fañ koy denc foofu gën a jéggi dayoo. fi ñu ko denc kay ñu bari yaakaar nañ ne xëy na boo ko taalee mooy solution ba wala. waaw xam nga taal mbalit lu nekk ngi ci. xam nga boo nee mbalit taal nga loo war a taal comme taal nga loo warul taal dencukaayu mbalit ay xam-xam la. les sites de stockage dañ koy aménager ingénierie la lu bëree pour mu bañ a indi benn gàllankoor ci suuf si ci ndox mi ci jaww ji ci lépp tey jii boo nee te mën naa mi juróomi téeméeri communes yi am Sénégal ak lu ko topp mënoo fi lim juróom wala fukki dencukaayu mbalit ñu xaw a jaar yoon. loolu normal loolu dañ koy war a régler xam nga sax donc tibb nee naa la filière bi ña koy tuur ba fañ koy ña koy génne ba fañ koy tuur fukki ne mën na la génne lu doy waar yu fa ne moo tax ma ni fondamental yooyu nañ ko régler saafara. loi tey jii
donte décret 74 330 bi bu gérer évacuation des ordures ménagères dépassé na lu yàgg 40 ans kenn mën nañ ko yeesalaat bi sax code de l'hygiène am na lu mu am loo xam ne ci wàllu comportement mën nañ ko fa gérer. génne nañ fi loi 2016 xaw ma 2015 ci matière plastique yi am benn micronage yi xam naa li ñu ci jubloo mooy kii. genre mbuus yooyu la. gis naa bërki démb lañ commencé di waxaat ci loi bi après ñeenti atu inertie mais li fi am comme texte nañ ko réglé ba pare. kon Sénégal amuñu problème texte. dañu am nañu war a yeesalaat. mais dama ne li fi am ci texte donte yu bari dañu war a yeesalaat mais nit mën na ci waroon nañ ci mën a sukkandiku ba régler question comportement yi mais jàppal ni service d'hygiène dafay exercer police d'hygiène ñëpp a ngi naan wax ba ñu gën a nekk xale. ñu ngi naan boobu de kenn du la permettre yenn yi lu tax ñu koy permettre léegi ñu ngi naan wisit waaw wisit yooyu est-ce que wisit def ñu fi jógee ñu ngi fi ba léegi jumtuwaay yi ñu amoon ñu ngi fi ba léegi lu tax loolu amatul. mais mën na am je me rappelle ñun 94 bi ñuy nekk noonu boobu dem si yàlla si dafa jëloon sax ay détachement au service ñu ñëw ànd ak techniciens yi gérer donc mën na am ci biir même code des collectivités locales bi gis nga fa police municipale boo xam ni ay ville commune mën nañ ko créer sur l'encadrement de l'État au niveau des taxes et sur donc ma ni waaw boo amee lu ñuy yeesal nañ ko yeesal wante dama ni suñu bëggoon jëf li fi am as néew jëf nañ ci ba am ci ay coppite li nga xam ni mënul ñàkk boo ko réglé ba pare loolu neex nga def bu la neex nga def say campagne bu la neex nga def say setal bu nga neex aussi lu la neex nga def mais nañ laal fondamentaux yi te laal fondamentaux yi nag xam nga maa ngi koy junj sax ba nekk tey jii yow boo garooy sa garab am ci ay branches ku la koy jëlal. à peu près kay yenn saa yi ñu bëri dañuy sànni rek. da ngay buntu kër gi wala. foo ko sànni nag keneen ñu tuur fa mbalitam. tey jii nga toj sa. bâtiment génne garab kan moo la koy jëlal. tey jii nga am mat la bu yàqu kan moo la koy jëlal tout yooyu yëpp ay xeetu déchets parallèles la moo xam ne yoo xam ne koy génn ci ménage mais prise en charge war na ci mën a am. institution municipale bi moom la ñu namm sax pour loolu boobu na fekk ñu kattanal ko pour loolu. jege na aménagement. jege na mobilité ndax it encombrement bi d'accord nañ ci ñëpp xam nañu fépp encombré waxuma sax xaw ma sax foo jaar ba nettoyer ndax surtout fi ñuy encombrement bi à feu continu ak nag xeetu production boo xam ni tout le temps mu ngay produire kenn xamul foo ko jaar suuf si foo jëlee ko fa du waa mbalit ñoo la ko fay jëlal loolu yëpp dafay wane ni dafa am acteur boo xam ni bu ñu nax suñu bopp lii lépp pour mu sax commune yi dañu war a viable taxaw man dama naan sax ndax deewuñu proximité daf ci am solo commune yi gis nga ministère mënul dem ba commune de Koulikoro di fa désencombré wala muy an mbalit loolu il faut ñu d'accord ci àddina bi ñu ci bari ñi gën a avancé ci domaine boobu ay communes yu dëgër a fa ne booy demee ci communes yooyu loo xalaat ci expertise da nga ko fay fekk man dem naa benn visite bu ñu doon dem benn commune boo xam ne presque commune rurale la 20 000 habitants mais bi ma duggee seen service technique dama yéemu commune boo xam ne c'est commune rurale li ma fekk ci architecte paysagiste ingénieur électricité électromécanicien ainsi de suite ay contremaître ainsi de suite nga gis leen ci dëkk bi ni ñuy déployé waaye noonu la commune di mel waaye loolu ñun jomb ñu war nañ ko mën def réewu tubaab beeg yow yoo xam ne réglé nañ ko loolu. Rwanda xam nga fa. waaw xam naa fa mais dama. Rwanda nan la def pour jëlee mbalitam ci mbedd yi tout ça. waaw volonté politique bu forte ànd ak autorité exercer autorité boo xam ne bu mucc ay ànd ak mesure forte et équitable loolu yëpp mën na dinañ ci dellu si mën na nekk fii te mën na nekk amul dara lu ci extraordinaire amul dara parce que soit Rwanda bala ñu egg ci defar ci egg niveau de propre régler bañ fa régler sachet plastique yi nan lañ ko régler mooy comme ni ko Sénégal bëggee régler nii te mënu ko régler waaye demoon boo jëlee sa loi dajale ay nit ñu réfléchir que ay jour génne loi ñu bind ko ngeen yóbbu ko bi ñu publier ko ainsi de suite waaye ay li yéen mais xanaa di ngeen veiller ba ñu appliquer ko. bind nga ci mooy l'argent des déchets. économie informelle à Dakar. xam nga loolu lu ma ci jubloon ci livre boobu. très bien boobu xam nga dafa am xaalis bu bari de wala. waaw xam nga daanaka am na xaalis sax am na xaalis am na coono nag. mais yàqu-yàqu yi bari na aussi. am na yàqu-yàqu boobu rek dama doon wax ni ñooñu dama expliquer nit ñi bu wax yan ñooy technologie pour traiter ak valoriser wante nag ma jàpp nag ay groupe ay informel ñoo xam ne ñu ngi mëbës ak fu nekk saytu seen taxawaay wan li leen di sooxe li leen di dooleel ak njariñ bi ñu amal boobu dama bëggoon wan nit ñi rek ne leen
toujours foo tomb romb rek di nga dégg waaw mbalit or la man leen man de bu doon or moom sama soxla moom dinaa ko ci mbel dootul génn sama kër chaque jour ma dagal ko ci ñetti seen ak ñetti lam ak yooyu donc ma ne ñi ne mbalit ñi xam ni mbalit or na ñoom ñu ngi ko ci ñafe ñoom ñu ngi ciy dund ñu ngi ci dans des conditions difficiles dans des environnements insalubres valorisation bi ñuy wax nag xam nga souvent yaa ngi may laaj ne ma incinération ndax mënuñu incinérer mbalit. mu jël mbalit bi la carrément. xam nga mbalit. wala sax nga suul ko aussi. waaw peut-être enfouissement nga bëgg a wax. dinaa ci dellu si mais dama ni xam nga buñ nee ñu incinérer ñu composter li nekk ci biir mbalit da ngay xool xam nga xottu butéel bi nekk ci biir mbalit xam nga doo ko composter mais xoolitu mango bi fa nekk mën nga ko composter buñ nee nañu incinérer pour am ci énergie xam nga papier bi mën nga ko incinérer. xam nga grava bi mën na ko insérer xam nga kon ci composition mbalit yi nga am rek ngay indi technologie bi saytu lan moo ci ëpp ak ban njariñ la mën a am loolu mën na ne mais dañ koy saytu xam fi ñu jëm xam ban moo gën pour suñu réew ak ban moo ëpp njariñ ci ak mën na am njariñ sax région bi te du ko am njariñ beneen région bi donc loolu wante ay la yëwan boo nee gérer déchet perspective la paradigme la vision la c'est important da nga ciy tendre ci jamono jii da nga naan dina des loo xam ni amaguñu procédé yi pour valoriser ko nañ ko dencukaay mucc ayib fii ban Sénégal ba doon xayma ci juróomi téeméeri communes yi fi nekk wala juróomi téeméeri rek fukk xuma nangam bi communes yi fi nekk ñi fi am dencukaay mbalit mucc ayib amu ci matul 3% boole naa ko ci fondamental ma jiital ci nag ba bés normalatul bu bës xamoon nañu xalaat ne dañ ko war a toxal sax jëlee ko foofu fi mu nekk. ñaar fukki at a ngi nii gën jaa néew ci li ma fekk ci li ma foog ñu koy wax jot na. ñun indi nañ ci ay firnde yi leer 2012. ko war na fi jógee. vraiment bi naan am na njariñ am na loraange. li am solo donc mooy def technologie ñun ñëpp xam nañ ko defar loo xam ni dina am njariñ mais du am loraange. tey lu tax demoon fii ñu doon waxtaanee loolu yëpp. ci teewaayu njiitu réew mi lu tax ego fa. jo bu fi indi waaw kooku peut-être gars yi ñoo xam lu tax duñ ma boole ci ndaje yi ni mel loolu sax daanaka garawul bu ñu ma ci boole ci nañ ma liir ndax bind naa. buñ ma yëgal ci nañ ma gis samay travaux ndax am na ci. wala ñu xool ñëw yàgg sans documentation ba fa am daanaka mën naa am amul Sénégal ci déchet bokk na ci en tout cas yi nga xam. gis nga bu weesoo événement yi laa wax. boo bëggee asseoir fondamentaux yi may wax li nga xam ne mooy ndëgërlaay ci kaw loo neex nga teg mais nañ ko def xayma boo xam ni acteurs yëpp dañ ciy mën a bokk. xayma boobu bu amul. yaakaar nga ne projet bi du dem. non bi ñu wax ni nii wala. man moo projet bëgguma ko sax dama naan gérer mbal mi normalement mooy sooxe bu fekkee ni lan mooy sooxe. yow pour yow am na leen luy sooxe. am na lu doxul kay ndax bu doxoon duñ ko toogaat di wax. yow am na loo jàpp ni moo doxul mais am na keneen yow acteur nga ndax bokk nga ci producteur ménage nga mais Omar Cissé am na mën na jàpp leneen moo doxul. keneen ak keneen moo tax ma ni loolu boo bëggee jëm kanam da nga koy xayma de façon transparente ñu d'accord ci ni lii moo doxul ñu d'accord ci lii lañ war a teg ñu ci d'accordé parce que du xam nga lu ñu raflewul du xam-xam lañu raflew du xam-xam du sax alal juñ ci dugal ndax am na ndax quand même alal état dugal na ci alal mais mën nañ ko toppatoo nee du sax peut-être bëgg am set bi àddina daf mooy doxee noonu dañuy saytu de façon contradictoire de façon rigoureuse scientifiquement ba taxaw ba ñëpp taxaw ñu ne lan ñu planifier ñun nañ def lii ba bâtir fondamentaux yi bu ñu bâtir fondamentaux yi lu ñu neex def après nag lu la neex def bu la neexee woote ay dégg na am na sax trophée commune bi gën a. di gën a set bi gën a farlu ci mbir mi gën a set. même boobu bëgg naa xam naka lañ koy defee parce que ci biir en tout cas ci région de Dakar 40 et quelques communes yi fi nekk du ñoom ñooy gérer mbalit mi xanaa bu lu ñu gérer wul kay mënoo leen wax ndax yéen a ci yaafus wala yéen a ci def lu baax kooku am na yeneen ak yeneen yu ñu ci mën a wax. li ma bëgg indi daal mooy ci sama xam-xam bu gàtt ci ñaar fukki at ak juróom yi may topp mbir mi ci Sénégal ak ci àddina bi. bëgg naa vraiment mu jot nag ñu teg ay pexe yoo xam ni xam-xama ko lal ak équité. perspective ñu am vision bu pat taxaw liñ fi ñu bëgg egg dugal ci liñ ci war a dugal ci moyen ak moyen mooy lépp technique légaux financier yëpp teg ko ci yoon ba nga xam ni au moins dinañ ni dans 10 ans wala dans 15 ans fii lañ nekkoon fii lañ yem
jërëjëf docteur Omar Cissé yow ingénieur polytechnicien nga en génie civil nekk aussi environnementaliste dañuy fàttali ne yaay directeur institut africain de gestion urbaine da ngay nekk jàngalekat aussi ci université Senghor fële ca Égypte ci mbirum environnement ngay jàngale foofu bind nga ñaari livre yoo xam ne mbirum mbalit lañ koy jagleel yaa ne kon suñu gan ñu ngi lay gërëm bu baax. maa ngi lay sant Jo à travers yow maa ngi nuyu gërëm waa RFM yëpp. Makumba Bey kaddu. jërëjëf Jo yàggan gi yëpp ñu leen di gërëm di yem fii ak juróom-benn minute Mamadou Amar Ndione ci xibaar yi français yi 23h à flash minuit RFM nuyu Jean Paul Ndour Malang Sonko jërë ngeen jëf.